ñaari Abdullah daan way tey jii ma ñetteel Abdul Aziz Abdul Ahad Abdul Qadir Jilani. À chacun sa voiture, à chacun sa marque. EMG Universal Auto, l'assurance d'être satisfait. Avenue Ben Abdelaziz, angle autoroute, téléphone 869 04 12. asalaamaaleykum suñu mbokk internet yu dakarinfo.net ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen émission waxtaan. émission bi nag comme d'habitude benn internet day woote wax jafe-jafe yu muy dund ñu toog fii ci plateau bi waxtaanee ko fii. plateau bi ñu ngi ci ànd comme toujours Imam Mbaye di imaamu fondation Kër Rasoul di def émission bi di maa bëgg rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci fkr 92.com. Imam ñu ngi lay nuyu di la dalal ci plateau bi. rahmatullahi wa aleykum salaam wa rahmatullah. di kontaan ci yow ci sa taxawaay di bëgg tamit ci émission bi di jataay di waxtaan te waxtaan maanaam mooy ci la lépp di leere kon nag macha allah ñu ngi bëgg ci yow bu baax a baax a baax di bëgg ci ñi nga xam ne ñoom ñu ngi bokk ak ñoom plateau bi. ki di Khadim Sène di def émission bi di maa sopp rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci site bu mag bi di fkr 92.com. Khadim Sène ñu ngi lay nuyu di la dalal bu baax. waaleykum salaam soxna Rawa ñoo ngi lay ziar tabarakallah ñoo ngi dellu soit fii di am mbégte di def suñu émission bi nga xamante ni mooy waxtaan ndax waxtaan ci lépp di leere di nuyu ci ñi nga xamante ni ñoom laa bokkal plateau bi waaleykum salaam wa rahmatullah ajaram ñu ngi lay dalal. ñu am aussi kii di Mbagnick Rassoul di sociologue kër gi. Mbagnick ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum soxna Rama maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu tamit ñi ma bokkal fii plateau bi di nuyu nag internetu dakarinfo.net di am mbégte ak contentement bu wér ci ñoom jërë nga jëf soxna Rama. jërëjëf Mbagnick. quatrième invité bi mooy kii di Youssou Diallo. Youssou di acteur vedette bu seen série bii di daw sur dakar 92.com di SOS Love. Youssou ñu ngi lay nuyu di la dalal ci plateau bi di waxtaan sur dakarinfo.net. ok jërëjëf soxna Rama ñu ngi lay fay di la ziar di nuyu sama xarit sama soppe di mbokk plateau bi di nekk nuyu ko nekk sa turam ak sa sant di kontaan trop aussi ci invité bi di ci bëgg loolu waaye ci waxtaanee waxtaan comme li saway wax rek waxtaan moom ci lépp di leere te mooy leeral lépp aussi mooy communication. di ci rafet loolu waa ci teewaay macha allah. tey nag gan bi ñu am mooy Daba Bakayoko commerçante la mu ñëw tey jii jox ñu aviwam ci émission bi ñu toog fii waxtaanee ko comme chaque fois Daba ñu ngi lay nuyu di la dalal bu baax ci émission bi di waxtaan sur dakarinfo.net. maaleykum salaam soxna Rama maa ngi nuyu ñi ma bokkal plateau bi yépp rawatina nag sama papa Imam Mbaye mi maa ngi koy nuyu bu baax di kontaan trop ci partager ak yéen plateau bi timin di nuyu sama mbokk yi nga xamante ne dañuy yëngu ci jaay ak jënd. tey ji nag dañu am suñu internet bi ñuy wax Fama Ndiaye moo woote pour wax ci jafe-jafe yi muy dund ci biir këram ndax Fama dafay dund li ñuy wax violence conjugale. mooy métital yi muy dund ci biir këram ak kii di jëkkëram ndax Fama nee na jëkkëram dina ko def métital boo xalaat ci àdduna bu tourné sax parfois mu dóor ko dóor yoo xamante ne dina ci jële gaañ-gaañ ndax bu tayee mu gaañ ko ci bëtam bu subaa mu dóor ko damm loxoom ba parfois mu def ko loo xamante ni day métti ba du ko mën a wane fenn mu seetaan fii di dakarinfo.net émission bi ñuy wax waxtaan di gis à chaque fois problème yi ñuy waxtaanee trouver ci solution joxe ci ay conseils mu daal di woote pour expliquer ñu li muy dund ñu mën ko waxtaanee fii mu mën ci jëlee ay njariñ. Fama nag ci téléphone bi jox na ma ci ñeent problème yu muy faral di jànkonteel ñeent problème yooyu daf ñu ko jox rekk mais nee na ëpp na loolu mais ci ñeent yooyu tey la ñuy waxtaanee ni may def dama leen koy jox par benn ngeen mën ci waxtaan. mu jële ci ay conseils mën ko appliquer ci biir këram bi ci njëkk Fama nee na dafay xuloo ak kii di borom këram ñu xuloo bi tàng lool metti borom këram saaga ko ndey mu delloo ko saaga bi mu tax ba borom këram dóor ko ba gaañ ko ci
léegi nag ñu bëggoon xam saaga bi ci biir sëy est-ce que war na tax mu saaga ko mu fayu mu dóor ko est-ce que war na indi dóor bi Khadim Sène. c'est normal kay bien sûr c'est très normal. ah bon. waaw wow Adja Rama mais góor bu demee ba saaga rek xolam jeex na pourtant soxna si Fama moom papaam bu ko saaga woon du fayu yaayam bu ko saaga woon du fayu te papaam ak yaayam yoruñu àjjana jëkkëram moo yor àjjana te jëkkëram moo gën a yey ci ay waajuram. nga baal ma Khadim mais est-ce que saaga bokk na ci biir sëy. waaw saaga bokkul ci biir sëy waaye xol bu jeex moo fay yóbbu góor bu sa xol jeexee da ngay saaga nit du mënul contrôler boppam mais bu saagaa jabaram mais jabaram na ko muñ kay la problème bu koy ne bu jàppee ni kii sama kilifa la kii moo ma yóbbu àjjana kii moo gën a yey ci man sama papa ak sama yaay mais saaga fa lay tax ci nit mais mooy mu dóor ko faw mu dóor ko. donc pour yow jëkkër mooy yóbbu jabaram àjjana. waaw bu ko saagawee warul fayu. Mbagnick est-ce que partagé nga avis boobu. loolu man d'accord ma ci ndaxte man je trouve que ni jëkkër ji def na ñaari infraction yu metti bi ci njëkk nag mooy dafa saaga te saaga moom li nit ñi jàngale mooy kenn du saagalu sa waajur nit na lay saagaloo waajuram day saaga waajuru jàmbur mu delloo ko saaga ba kon nit ki moo saagalu waajuram. beneen bi ci des nag mooy dóor boobu moom moo ëpp a def nag parce que jigéen nag moom su dóor sax du yoon parce que dóor violence la ki nga xamante ni bañul la dara di la sonal di la sëyal nga xëy suba maanaam amoo looy def lu dul comme que tu n'as pas compris tu n'as pas obéi ma jël di dóor loolu bis bu ko xalaatee sax da lay bañ loolu moom ëpp naa def. si yoon léegi kii di Daba. yow en tant que jigéen nan nga jàngatee lii nga jote ak nga bëgg a corriger sa doom bëgg ko yar nga dóor ko sa borom kër ñëw ne la waroo ko dóor ba ngeen jote ci mu saaga la ba mu dem ba dóor la yow en tant que jigéen lan nga ci xalaat. je trouve que ne dóor yi du solution. dóor bi du solution. sama doom la. am naa droit mu tey mu jàdd yoon ma orienté ko ma jubbanti ko mais su ma koy dóor. sama jëkkër yoonam nekku ci amul droit ñëw di ma saaga ba di ma dóor loolu du solution bi loolu du ko régler violence boobu d'accordu ma ko man déedéet am na beneen solution mënoon nañu waxtaan mënoon na ñëw waxtaan ak moom ndànk jigéen tamit su may rey xolam su jeexee li muy def mooy rek xolam tàng na li ma mën a wax daal mooy que daal jëkkëram warul woon dóor daal. waroon na mun a waxtaan bi daal mooy solution. voilà parce que nañ waxtaan ba déggoo. parce que aussi éducation doom ay parents sax duñ ko xëccoo ñu def ko entre parenthèses bu ngeen gisee ni que kenn gis na ni kii ni mu corrigé wee baaxul da ngeen di dugg ci biir waxtaanee ko mais waroo leen réagir noonu ci kanamu doom. aussi voilà yow Youssou dóor boobu mu ko dóor saaga bi ba mu indi dóor bi est-ce que yow pour yow c'est normal ci benn couple. non c'est pas normal. ndax dégg naa sax ñu naan ci diine saaga tas na sëy te dóor aussi gënul du régler problème nit ki mën nga wax ak moom ci njëkk ak teraanga te dina defar lu bari pour man waaw dóor moom dóor ma d'accord quoi. te dóor ma gën a. d'accord Imam ñu jox la parole bi nga wax ñu loo xalaat ci saaga ci biir sëy bay indi dóor. alhamdulilah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaa'i ajmain. alhamdulilah rabbil alamin Rahma tey indi nga thème bu am solo lool wax dëgg yàlla tey it nag yëngal nga site bi nag bii moom yéemi na xam nga borom bi subhanahu wa taala moom moo yoonal sëy ba noppi waxit niñ koy defee ndax su noon tekk parce que sëy am na njariñ bu ci ne bu noon tekk ñun danañ ko defal sunu bopp te du baax moom moo indi sëy wax niñ koy defee xam nga lu mu wax dafa wax góor ñi ne aashiruhunna bil ma'ruf yéen góor ñi ànd leen ak soxna yi mais ci njëkk ak teraanga loolu la wax te yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne ñun moom lan ñu royloo yonent dafa wax ne
na ngeen yërëm jigéen ñi yërëm leen jigéen ñi loolu la wax moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam soo demee nag ci Yusuf mi am na lu mu wax léegi mas naa dégg Sëriñ Babacar Si radiyallaahu taala anhu mu ne est-ce que ku saaga sa jabar ndey sëy amati na fa dafa laajte woon mu ne est-ce que ku saaga sa jabar ndey ndax sëy amati na fa ndax worma lañ wax nit ki dafa war a wormal gorom te boo ko saaga xotti nga worma bi moo tax mu wax loolu te xaadim sëy nag saaga bokku ci saaga moom la ñuy wax baat bu ñaaw kooku moom yëllul jaaduwul rafetul ci biir ànd bi dégg nga te xam nga mer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dénkaane na pour ñi moytundi ko mer yow jàng nga ko fa tabarakallahu léegi nag li nga xam ne man maa ngi koy dénk borom këru faama di ko dénkit faama na muñ faama nay muñ te borom kër gi itam na yëg ne kin ko jox du mbaam déedéet te it na yar kàddoom ndax ashiruhunna àndalee nag ñoom bil maarufi ci njëkk ak teraanga la borom bi wax subhanahu wa taala Seydi Hadji Malick ba mu lim bàkkaar yu màgg yi boole na ca dóor jabar wa kasaaka darbun li zawjatin bi xayri zanbin maanaam dóor sa soxna bokk na ci bàkkaar yi gën màgg ba mu lim naan sàngara liwaatu mooy góor jigéen di wax ba na dóor jigéen Cheikh El Hadj Omar Ndaw borom Daaru Salaam radiyallahu taala anhu ci benn téere bu mu liggéey tudde ko Nasihatul Ixwaan indi na ci ba muy lim bàkkaar yi gën màgg bokk na ci dégg nga dóor jigéen kooku moom yoon nanguwu ko dóor moom bokkul su ko defee rama tey wax dëgg yàlla indi nga tey dégg nga thème bu am solo te nag da nga wax sax defe naa ñett nga wax dégg nga te nag am na jigéen ñoo xam ne ñoom buñ la soxlaa piir di la làmb ci doom ji la ñuy jaar waaye nag jëkkër ji nag na moytu moom itamit nag bu ndaw si buy jubbanti doomam parce que jigéen ñi ñoo gën a jekk pour yar xale yi te am na ñoo xam ne amuñ sago ci doom booy laal seen doom rek xamul doom ji réew na wala réewul boo koy laal rek ñu dem ci sa kaw. d'accord ram mais imam dëgg la que jëkkëram saaga na ko mer na ba saaga mais est-ce que bu demee ba mer ba saaga jabaram war na ko delloo saaga bi ak moom mi saaga soxnaam ndax daf si am bàkkaar jabaram bu ko delloowee saaga bi aussi ndax daf si am bàkkaar. ñoom ñaar ñëppay am bàkkaar waaye nag góor gi ci boppam moo ëpp bàkkaar parce que am na lu Mbañi wax léegi képp ku saaga wayjuru jàmbur yaa saagalu sa wayjur góor gi moom def na musiba parce que déggoo li yàlla wax na àndaleen ak ñoom ci njëkk ak teraanga ak yiw te soxna da nga koy suturaal nisaaukum xarsun lakum waxuma sax boobu hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna dégg nga kenn ku ci nekk da nga nekk kiiraay boo xam ne bii sutura boo xam ne da nga war a muur sa morom bu saaga amee rek muri am na. waaw imam waaw man li ma lay laaj foofu mais xanaa papa bi saaga doom xanaa moom saagaluwul boppam. papa bi saaga doom. waaw mer mooy tax mu saaga doom. waaw xanaa saagaluwul boppam. kay moo saagalu boppam. kon doom war na ko delloo. papa bi maanaam waaw góor bu saaga doomam. waaw non saaga ci boppam moo yëllul. waaw damay laaj. imam est-ce que papa bi jàkkaarloog doomam nga jàkkaarloog sa doom saaga ko xam nga ni saagalu woo sa bopp de. xool bu tàng nga def ko. am na ñoo xam duñuy saaga. am na ñoo xam dañuy saaga. seen doom saaga bu métti saaga yu métti. ay saaga ndey di ko def seen doom te seen doom du ñu xaata fayu xanaa mu saagaluwul boppam. may mën a tuuti nag Xaadim. gis nga Khalifa Niass. Khalifa Niass bu Kaolack Mouhamad Abdallah. mooy wayjuru Ahmed Khalifa Niass ak Sidi Lamine bi. Khalifa Niass baayam maam Ablaye Niass mag ñi dañu jógee Saloum ñëw. siyaar si. am benn kilifa bu ne ko sëriñ bi nag ñu ñaanal ci xale yi. tabaarakallahu ndax xale yi dañoo mën a saaga lool ñaanal ñu ci sëriñ bi mu dal di woo Khalifa Niass boobu mi ngi nekk xaleel
muy Khalifa Niass bi seen waajur mu ñëw mu ne ko Muhammad mu ne ko labbayka mu ne ko saagaal Khalifa di ko xool rek mu ne ko saag xamu ko tey la ma sa dégg saaga mu ne ko saagaal mu di ko xool mu ne ko saagaal laa wax mu ne saaga xamul luy loolu mu ne maam Ablaye rahmatullahi alayhi radiyallahu anhu dal di ne mi ngi nii nag tey la ma sa dégg baatu saaga yéen ci seen bopp su ngeen demee ngeen yaru ndax xale yi dañuy copier rek liñ dégg rek la ñuy foye la ñuy wax gannaaw nag musul dégg saaga te fi mu ne mokkal na alquran te ci sama diggante la nekk sa diggante man ak yaayam fi ne tare na alquranul karim mooy Muhammad mii te musul dégg baatu saaga kon man mii su ma doon saaga muy saaga kon yéen su ngeen demee ngeen yaru ngeen xoolaat seen bopp loolu yéen lu jaaduwul rafet saaga ci boppam moo jaaduwul Xaadim moo jaaduwul ci kenn. man daal imam li ma jàpp mooy ki nga xamante ni dafa mer ba saaga soxnaam mer na am na xol bu tànk dëgg la soxnaam warul fayu dëgg la bu jàppee ni sama papa su ma saaga du ma fayu te kii moo gën a yey ci moom foofu sama papa wala sama yaay war na ko mën teg foofu ba jéem a muñ saaga bi mais mooy door ko léegi nag Rama il faut nga may ma foofu tuuti gis nga képp ku saaga dañ la ko war a delloo ci yoon képp ku saaga rek dañ la ko war a delloo moo xam bàyyi nga saaga doom dégg nga ma képp koo xam ne daal yaroo nga sa sago ba daggu saaga yi dañ la ko war a delloo imaam ak kooku mën a jox nag imaam nga baal ma comme ni ñuy wax waajur nu mu fooree papa wala yaay war na saaga doomam mu delloo ko non waajur ci boppam moo warul saaga ram bu demee ba saaga nag bu demee ba saaga waaw yàlla na jaadu rafet dégg nga kem saaga gën koo nite gën koo yaru loolu la ñuy sàkku ci moom mais su ko delloo day xam ne moom moo jubati waru ko nag delloo waaw ndax soo ko delloo da ngeen di yem soo ko delloo rek yem ngeen yem su ko defee il faut am ku tane waaye daal ki nga xam ne daal yëkkati na kàddu saaga tey kilifa jóom na donc saaga daal moo baaxul moom moo jaaduwul mooy yëllu rafetul. waaw tamit imaam leen tamit am na ndaxte couple bu xamante ni gis nga am loo xamante ni mën a tàmbali benn yoon rek. waaw waaye mën naa dëkk. gis nga su ko tàmbalee saaga. mu tàmbalee fayu. couple boo xam ne saaga ak fayu rek lay doon def. chaque jour kii di dagg kii di dagg. kii di dagg kilo kii di dagg liibar chaque jour. non na leen dañ koy tàmm en fait. parce que nit ki su miinee ci ay saaga rek di nga mujj tàmm nag di dégg ay tontam. te saaga tam la lay delloo. dëgg la te il y a une chose tamit dañuy fàtte benn affaire parce que ci biir histoire bi xale mi ngi ci. donc il paraît que tamit scène bi ñuy nettali nii yëpp c'est devant un enfant. te loolu c'est triste déjà c'est triste parce que xale en fait c'est comme si c'est le monde qui s'effondre ci sa kaw. lu toll ni papa lu toll ni yaay ah. ñuy lever la main kii di dóor kii di saaga kii di wax lu ñaaw kii di tontu ah loolu ci xale ci éducation loolu déséquilibré mën na fa tàmbalee. effectivement Mbagnick xale boobu ngay wax comme ci saaga la yaroo di ci màgg buy wax premier mot yi muy njëkk a wax saaga lay doon. saaga lay doon parce que da koy miin te moom su màggee dina saaga jabaram. su dee góor dina saaga jabaram su dee jigéen nag jigéenam su ko saaga dina ko tontu. da koy delloo saaga bi loolu la gis. man pour man nag saaga bi daal moo fa dul yoon parce que tamit bu fekkente ne yow kilifa nga te nga ne yow yaay kilifa kër gi. waaw man amoo droit di saaga di njëkk a saaga sa soxna parce que saa yoo ko saagaa xale yi toog njaboot gi toog rek. ñoom tamit dañuy tàmm saaga. effectivement. waaw waaw surtout kon sëñ Khadim. dama lay fàttali toujours pour man war a mën a defaraat li nga wax pour man d'accord moo saaga man ci sëy ak dóor pour man di solution buy régler problème bi ci gën a am solo pour man mooy il faut que waxtaan communication dafa am solo ci couple ndax mooy defar te man moom moo ci manqué pour man dafa am solo daal ci certes. mais imam man daal man li ma jàpp mooy est-ce que femme ci boppam est-ce que ba muy wax ak doom sax est-ce que saagoo ko parce que le fait jëkkër ji xool bi jëkk ba mu saaga jabar ji am na lu xew parce que léeg-léeg dañuy mere seen jëkkër gi mere seen jëkkër gi façon mere goo xam ne
attan li wolof di wax ndax ganaar waxal si soxla. mën na téye doom ji di daj di teg moom it di saaga ndi koy jëkkër ji la bëgg waxal parce que jëkkër ji te xolam tàng ba mu saxal mais gars yi mais loolu waaw Xaadim bu ñu meeree seen jëkkër man am na xam dañu bëgg doom Xaadim am na xam dañu bëgg doom dëgg la bëgg doom boo façon boo xam ne bu ñu la bëgg a jël sa doom la ñuy jaar ndax ganaar waxaale sa soxla di saaga sa doom di dóor di brutaliser léegi bëgg nga wax waaw Xaadim waaw xam nga foofu it dal naa ci kaw faama ndax jigéen suñ ko yare buñ ko saagaa du delloo buñ ko saagaa du delloo te yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne jigéen danañ ko takk ngir ñeenti yëf danañ ko takk ngir taaram danañ ko takk ngir askanam danañ ko takk ngir alal ju mu am muy ñett danañ ko takk it ngir diineem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow miy takk nag tànnaloo naa la maa ngi lay tànnal na nga maa ngi lay diggal nga tànnal borom diine faxtar bi zaati diin taribat yaddaak boo takkee koo xam ne dañ ko yar ci diine du xam saaga te boo ko saagaa du la ko delloo te dañ koy jàngal ne ko soo demee bu la dóoree bul fayu nit ñi bu ñuy yeb seen doom ba muur ko mu war a sëyi mag mu ne da nga wax sa xalaat bu rafet soo demee sa sang ngay fekki bu la dóoree bul fayu bu la saagaa bul fayu bu la yónnee demal soo amee soxla bay bëgg a dem tàggu ko su la ne toogal su ko defee nag suñ ko waxee loolu ba mu ñëw dund ko bu ko jëkkër ji saagaa du ko delloo. imaam fii nag tàggu amu fi yëgal mu fi am fii moom tàggu amu fi. waaw yëgal mu fi am. léegi ku sañse ba pare. waaw ku sañse ba pare. nee na maa ngi dem marché wala maa ngi dem marché aslam wala maa ngi dem duggi. jigéen ñi dañuy tàggoo de. non dañuy yëgle non ak ñi ma ko sañ wax. am na ñu am kilifa am na ñoo xam ne balaa ñuy génn dañuy wax avant. xam nga dafa am tàggu ak yëgal dafa xaw a niroo. Xaadim si génn boobu ngeen di wax ni sax la ñuy duggee ci deuxième problème bi nga xam ne Fama souligné nañu ko muy génn te doo tàggoo waaye Fama bi muy génn ay xaritam dañoo ñëwoon ci kër gi reer si bi ñu toogee di waxtaan ba mu guddi ñu daldi waxtaan proposé ne dañuy dem baali mu ne leen xaar leen ma tàggu sama borom kër ndax nekku fa bu mu ko woowee jotu ko mu bàyyil ko message ne ko chéri maa ngi ànd ak sama xarit yi fi ñëwoon reer si dem soirée Momo Dieng mu daldi dem bi mu demee ñibbisi fekk jëkkëram ci buntu kër gi toog di xaar oto bi ko indi gaare bi ñu gaarewee mu xëcc ko ci biir oto bi ndax ànd na ak xaritam xarit yaa ngi ci biir oto bi mu xëcc ko dóor ko ba toj bëtam ci kanamu xaritam yi ci mbedd bi loolu aussi mu mettitlu ko ndax nee na bu demoon ba metti sax na am sutura mu nekk ci biir mais xarit yi ñëwoon waruñu woon assister ci scène boobu. jërëjëf soxna Rama waroon na sax demaale ñaari bëñ yi ci bi toj bi mu toj bëtam parce que boo woowee sa jëkkër jotuloo ko nga yónnee ko message mais yow tàggoo da nga yëgale bokkul ak tàggoo da ngay toog nga xaar sa ndigalu jëkkër boo amee ndigalam ngay soog a dem waaye yow woote nga kenn wuyul la message kenn gisul message kenn déggul message qu'est-ce qui prouve que ne moom mi yónnee message jëkkër mais sa jëkkër moo la war a gënal say xarit sa jëkkër moo la war a gënal Momo Dieng sa jëkkër moo la war a gënal sa papa moo la war a gënal sa yaay mais lan mooy baal yi man d'accord ma ci loolu waroon na ko dóor yu métti ba demaale ay bëñam ah mais attends il y a une chose benn nuance mën na ci am ndaxte tubaab nee na qui ne dit rien consent nit ki mën ko bind message parce que nag gars yi il y a une chose de nit ñi dañoo dem ba ni sa jabar di sonné ci sa portable sa bokkal yeneen sonneries yi man je pense pas que ni gisul kii bi gisul appel bi wala gisul message bi parce que ndaw si jël na effort woote maanaam moom woote na ba pare wootewu rek bàyyee parce que nit ki su wootee appel en absence kese ngay gis mais dafa woote ni ko lii laay def ñi ma toggal reerandoog ñoom jataay bi neex na moom day wut lu neex jabaram kay jabar ji wut la ca dàq mu dolli ci maanaam ànd ak ay copinam mais Manick bi muy woo jëkkër bi c'est sûr que jotu ko parce que nee na boîte vocale la jot mu ne kon kii dafa war a jàpp ci la ko bàyyil message bi dem
donc message bi muy dem sax peut-être fekkul téléphone bi tàkk na fekkul jëkkër bi joignable da ko bàyyi message yi après dem peut-être elle s'est dit que bu taalee téléphone bi dina gis message bi. waaw d'accord naa ci parce que mais ba léegi sax waa ji taal na téléphone am ba léegi waa ji mën a taal téléphone am gis message bi parce que ndox yi je trouve que ni li mu war a def na ko maanaam wax na fan la jëm ña muy àndal jëkkëram mënu cee mer néew ko sax ànd naa ak diw wala diw samay xarit te ay jigéen lañ ñoo koy accompagner te jigéen ñi des fois day neex retrouvailles yooyu même en boîte sax da nga gis ne jigéen ñi ñoom ñooy wër ñoom seen biir ñooy jàkkaarloo di fecc di déconner genre yi mu nekk des moments yoo xamante ni ay moments de bonheur la loolu jigéen soo nekk ak moom mu naam sax mënu ko def ak yow pour mu éclater wu dëggantaan day jàkkaarloo cousine am wala benn xaritam d'enfance wala école daal di bég loolu dafa bokk ci loo ko mën a bégal yenn gens je trouve que ni parce que su demee ba dóor ko maanaam ci fiir la je trouve que ni waa ji dafa fiir te il est très violent kii moom gis nga dóor yi su ko mujjee man ndaw si est-ce que du hospitalisé sax dóor yi dëkk te du bàyyi. en tout cas daal warul woon a dóor mënoon na ko xaar muñal ko ba mu jógee ci biir nawleem yooyu lu mu nekk. surtout ndax xaritam yi ay nawleem lañ. surtout nag bi nga xamee ne xaritam yi ñëw nañ ba këram rey foofu mu ànd ak ay xaritam jëkkëram ak lu mun a mel rek. waroon na mën a xalaat bu baax xoolaat bu baax li muy def balaa muy dóor jabar ji ci kanamu copinam yi parce que loolu rek du sutura. parce que tamit sëy buñ koy wax sutura la ci biir néeg ba moo tax ñuy wax munoon na toog muñal ko xaar ko ba mu ñëw ci biir néeg bi mu yedd ko waxtaan ak moom ne ko lii nga def nii kat rafetul yaa ngi dégg waaye tamit warul woon dóor ko toroxal ko noonu ci biir nit ñi loolu daal ñaaw na trop rafetlu ma ko dem moo jee rek tax na ñu dóor la ba toj sa bët loolu moom rafetlu ma ko. Daba est-ce que yaakaaroo comme moom xam na ni jëkkëram de nature il est violent comme xam na ni jëkkëram noonu la mel est-ce que waroon na ak benn message rek jotu ko benn message rek mu bàyyi ko génn dem waru woon xalaat ni jëkkëram loolu du ko mën na ko bañ a accepter ndax caractère am. waa Rama xam nga ñun rek ak suñu xalaat bu gàtt xalaatul woon loolu daal comme gis na copine yi rek kontaan na daal yaakaaroon na ne war na mun a ànd ak ay copinam rek dem foo retourné waat loolu dara nekku ci ànd ak dara nekku ci. loolu nag dara gi ci nag man loolu soo dee moo comme Seydou Khady wax dama koy fekk ci moom moo jeex ba diri ko ba ci biti. ah oui parce que loolu du yoon nag. déet non dafa ndànk loo moomul laajal kan ko bokkal mu jox la ci cër. jigéen day tàggoo balaa génn surtout ay moomoo jeex mais dëgg la moomoo jeex xew na ak lépp neex na ak say xarit dëgg la c'est bien boo d'accord na ak say xarit ak lépp mais nag na sa jëkkër bàyyi. waaye su la bàyyi nag daa cay dem. d'accord waaye Kimi loolu mu def noonu dafa ñaaw foo la rek. non ànd ak ay jigéen entre copine. dégg est-ce que déglu ma ne man la déggoo ma ne li dafa leer mais tàggoo nañ la bàyyi. waaye moom envoyé na message. moom envoyé na message jëkkëram on na ko téléphone jotu ko. dëgg la mu ngi koy wax léegi. léegi nag li mu mënoon a def mooy dem seeti ay ànd ak ay copinam rek dem baali. mais soxna si tàggoo xam nga dafa xaw a niroog yëgale tàggoo dafa niroog yëgale mais jigéen ñi xàmmeetuñ ko léegi. xàmmeetuñ ko loolu mooy problème mu jigéen léegi. tàggoo bokkul ak yëgale. xam nga nga solo ba pare taxaw jàkkaarloog sa jëkkër ne ko maa ngi dem marché HLM loolu du tàggoo yëgale la. waaye xam nga loo programmé wul loo xamante ni da ngeen a ñëw mbooloo ñeen a toog. surtout ça ngeen waxtaanoo ko ngeen bëggoon a génn rek pour dem foo retourné waat pour man je trouve que ne loolu dara nekk ci. waaw soxna si foo boobu. yaa ngi bëgg def plaisir say xarit mais bala ngay def plaisir say xarit doo def plaisir sa jëkkër. sa kilifa sama kilifa chaque jour maa ngi koy defal plaisir. chaque jour maa ngi koy def waaw man waa bokk yi Ram. dëgg nag tey moom kii Fama ci deuxième point bi moom juum na man Fama laa attaqué tey. kay ndax xam nga lu tax tàggoo dafa jaadu ci sa kilifa dafa yell jaadu rafet xam nga Mbagnick wax nga ne ndaw si lim def yónnee na ko message te ba noppi encore. dégg nga xelam dafa dal ci xaritam yooyu ñëwoon fi te defe ne jëkkëram dana ci war kontaan ndax ñëw reer si ak ñoom yooyu rafet na xam nga tabarakallahu soxna si li mu wax itam dégg nga rafet na waaye nag Fama moo juum. waaye papa tàggoo na ndax envoyé na message. waaw maa ngi ñëw Fama moo juum. Fama moo juum xoolal
ku baax ki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa ma saam benn jigéen boo xam ne papaam dafa feebar mu yónnee jëkkëram nekku fi de mu yónnee ko jëkkër ji ne ko xaaral ba ma ñëw mu toog di xaar jëkkër ji ñu ne ko sa papa faatu na ba tey demul ci feebar bi ñu ne ko sa papa faatu na mu yónniwaat jëkkër ji ne sama papa faatu na dama bëgg dem ci dëj bi mu ne ko xaaral ba ma ñëw ñu rob papa ji dëj ko saraxal ko ba pare te ndaw si demu ci ndaw si toog xaar borom këram ci jamono Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba jëkkër ji dikkee affaire bi nag metti ko mu ne ko nag xaw ma woon ne yi ma doon tàggoo xaaral bi ma ñëw ji ma doon wax dama bëggoon su ma dikkee am lu ma wut am lu ma daal su ko defee ñu ànd dem waaye wax dëgg yàlla lii metti na ma waaye xoolal yonent bi alayhi Jibril dafa dikk ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga ndaw si papaam defoon na xeeti bakkaar yoo xam ne mënoon na ci àllakoo ci biir bàmmeelam waaye nag dégg ba mu dégg ndigalu borom këram ba tax mu toog xaar ba papa ja faatu ba fekkiwul dëj ba lépp ndax dégg ndigalu waajur ndigalu borom këram ca la yàlla joggi ba yërëm papaam ba dugal ko aljanna ci dégg kilifteef googu su ko waaw loolu foor na torop su ko defee man nag faama foofu nag ci moom laa dal xoolal sa jëkkër ak lu mën a xew surtout nag da ngay dem fa ay moomoo pour daloo fuuti yow de ne bu xew non bu xew yow kay sa sëy xew léegi ma ne xaar ñu jox ko ndigal noonu wax ma ne foofu sax ma ne wuyu ma man kii baxa yoxu ma xamal la tuuti Roqaya même jëkkër ji waru ko sax bàyyi muy baali jëkkër ji su ko defee xëtt na sart waru ko bàyyi mu dem moom waru ko sax tàggu pour loolu. waaye papa ñun duñ ay mag ay xale lañ. d'accord naa ca yow. d'accord naa ca yow. ay mag. kaama doole la dama lay yokk doole. dama ko bëgg a yokk doole tuuti. ndaxte gis nga imam. waaw soirée yooyu ñuy wax. ndaxte ñoom toog nañ à l'improviste rek ñun dañuy dem. parce que xool nañ seen montre maanaam ñu ngi ci 2 heures du matin. 3 heures du matin day tas di. suñ toogee di xaar. day tas te maanaam su toog di xaar moom moo toog a yem. waaye léegi ku la tontu moom kon doonoo dem fay dem. mi ngi noonu nag. parce que toog kon da nga taasoo te tasante mu mujjee di ñibbi këram. jeex na tàkk. waaye dimanche naa mat ndax dimanche bu ne moom gi tëgg di. waaye daal xëy na dimanche boobu lañ ko sentir woon. xëy na dimanche boobu la ñu daje woon amoon envie pour génn dem. ci Momo Dieng waaw mais booy dem ci oote nañ tàggoo nañ. booy dem ci Momo Dieng tamit. waaw. am guloo ba tey sa jëkkër ne la demal léegi. nga war a toog mais nga muñ. dëgg ana muñ wax dëgg. mais woo naa ko. li gënoon kii kay important def naa ko mooy on naa ko téléphone envoyé naa ko message. yow daal xam nga soxna si li mu wax ne lu muy niru mi ngi mel ni sa jëkkër jox la xaalis nga dem def ko sa compte boo ko defee sa compte jékki-jékki xëy suba defar sa génn sa chèque yi defar sa benn chèque retiré fa sa 1 million ñëw ne sa jëkkër man de wax dëgg yàlla damaa bëgg nga may ma 1 million fekk retiré nga ba teg ko soxla commencé jaay. jël naa fa 1 million. mais loolu ñaanoo yëgle woo. ok da nga def lu la neex. kay yëgle na. waaw yëgle woo. waaw yëgle naa. waaw Xaadim Roqaya soxna Daba ndaw si ci boppam xëtt na sart tey moom du ma far ak moom wax dëgg yàlla ci cas bi moom deuxième point bii man du ma ci ànd ak moom dafa warul sax dem ci ay Momo Dieng yooyu daf ko sax warul borom kër non defal ndànk rek borom kër xoolal jëkkër ji nag moom am na moom bu ko neexee moom jëkkër ji ci boppam bu ko neexee pour bégal soxnaam mën naa ñëw xam ne soxnaam dem ca soirée ba neex na ko bëgg na ko torop jëkkër ji sax moom bu ko neexee moom mu jóg pour bégal soxnaam jël otoom dugal ko ci mu dem ba àgg te jëkkër ji sax xëy na sax loolu du mbiram waaye pour soxnaam kontaan dégg nga pour mu wut lu ko neex mën naa dem bànd ak moom ci biir soirée bi mu dugg fa toog te jëkkër ji loolu du mbiram sax. mais loolu sax man ah. ndax jar na dóor bi. déet nag déet pour dem ci soirée bi. waaw te yëgulu ko. bu ñëwee
ah boobu nag bu ñëwee war nañ ko bàccal tuuti. dëgg da jaadu na wax dëgg yàlla moom. ah. warul dóor ci kanamu nawleem yi. déet non warul dóor ci ay kanamu copinam. war na mën a dugg ak moom ba ci biir néeg bi. waaw waxtaan ak moom. njëkk ak teranga pour une fois. wa xam na dóor ki ci kanam moom sax xam nga dafa am loo xam ne sax dafa rafetul waaye nag waroon na ko xas ci kanam ne yéen de jubu leen yéen ñi ñëw fii reer si amul lenn lu ngeen def sama soxna ba mu bëggee dem yéen a war na taxaw na ko bul génn kër gi te amoo ndigal xanaa ngeen ànd ak yéen a ko yóbbu. ma xamal benn affaire man na ko wax loolu ci kanamam seen kanam. ba pare bu ñëwee ci kër gi nag lu mu koy def. mais ñun ay jigéen lañ. waaw. nee nañ comme suñu ween yi sëggee noonu la suñu xel yi sëggee kon nag matuñu mais bu ñu toogee entre les filles on est des jeunes suñu xel nekk na ci toog nañ di reer ba si yàgg toog di waxtaan ba 2 heures du matin yow moom booy ràcc moom da ngay tay sa kanam. papa bu ñu toogee ba 2 heures du matin di waxtaan waaw suñu xel nekk ci Momo Dieng ñu dem seeti Momo Dieng mais balaa ñuy génn kër gi Momo Dieng te sa xel nekk sa borom kër ah mais yow mais vraiment man daal. waaye balaa ñuy génn kër gi papa envoyé nañ message man imam man Momo Dieng dérangé ma dem ci Momo Dieng garaawul sama problème mooy na am ndigalu jëkkëram. loolu sa problème. mooy ci lay safe sax na am ndigalu jëkkëram. mais oui ma. Momo Dieng mën na ci dem ba biir set. waaye déggoo sëñ Xaadim téléphone. lan la mais woote nañ téléphone envoyé nañ message bu doon loolu yëpp amul nga mën a wax ne sax. dafa ñàkk kilifa amul kilifa waaye ki dem ba jug jël téléphone am samay xarit wax ma ne ah am naa kilifa benn rek ba mu waxee daf ne. xaar leen ma tàggu sama jëkkër ba pare daal di jël téléphone am woo jëkkëram jotul jëkkëram mu bàyyil ko message ànd ak ay xaritam dem ñib si jarul dóor ba toj bët ci samay kanamu morom waaw foofu la juumee waaye mu suturaal ma papa ba ma dugg ci waaw loolu wax nga sax dëgg moom sutur moom dafa sax baax mu suturaal ma waaw parce que mu duggee ci biir mu yedd ma wax ak man am na ci ñoo xam ne Adja Daba am na ci ñoo xam ne yaa ngi toog rek waaye xamul nu ñu riposté xamuloo ko. Xaadim waaw imam am na ñoo xam ne booy dóor seet sa doom. bu leen làqoo boo ko bàyyiwul ñu xeex ak yow. waaw parce que dóor nit ci kanam ay nit am na ñoo xam ne boo ko defee ñu xeex ak yow. gis nga waa ji. jànq ja mënoon nañ ko rey. effectivement. waaw parce que seen xarit boobu ñu àndal mu ñëw dóor ko ci seen kanam. ñoom amuñ sax fayda ñoom ñoo war na dóor góor gi. waaw su mu seeni coquette lapp ko ba mu tëdd. ndax waaw non fiir na sax waaye daf war ma bi moo des. waaye nag moom ku bëgg fiir. lenn daal mbir mi roqee nan jàll ci beneen point faama juum na. ku bëgg fiir faama juum boobu sax mooy bu gën a grave ndax faama bi mu koy wax xolam dafa jeex jooy na am na lu ko métti trop ndax nee na dañoo am problème ci journée bi borom këram réglew ko waxtaanul ak moom tongu ko ba guddi jot ñu tëdd mu bëgg sekk ak moom mu bañ ndax am na problème boo xamante ne mi ngi taxaw te kenn réglew ko su sekkoon nag moom dara du ci dem ak xol bu neex mu bañ mu daal di koy forcer daal di koy violer. yéen xanaa lu garu la kii du nit muy yéen waxal ma fii kii nit ku mat. kii moom matul. kii da instinct animal mi ngi ci moom. ma defal ndànk. am na fu góor bu fa tolloo nag mën na la rey moom. d'accord maa ngi yow non defal ndànk ma non non ma sa problème booy réglé. sa contexte yi boo am sa jëkkër. waroo ko régler ci kaw lal bi. yaa ngi dégg d'accord dama may ma rek sa problème boo ko amee ak sa jëkkër mu war la jënd la greffage ba mu war la jënd la jesner wala mu war la jënd la ay dàll yooyu bu ko réglé bul ne bàyyi ba guddi ma privé ko sama bopp yooyu bokkul ca kaw lal ba. régler sa problème mere ko xuloo wala ak moom waxul la neex waaye bàyyi ba guddi nga bëgg ko privé sa bopp am na góor ñoo xam ne bu ñu fa tolloo boo leen ko gàntalee wala ngeen bañ a mën na la rey. loolu est-ce que am na droit violer ko ak nu mu mënti soxla jabaram soxla viol la ñuy wax de. non man duma d'accord violer forcé kii jabaram la. mën na forcé jabaram la. moo ko moom. la mu jël sax la moom yëfam la. mu leew da koo jël.
violation bi pour lan la. violation am fa. non si am na fa kay. déedéet. da ko force bi pour lan la. viol bi daal man d'accord naa ci loolu. moom yëfam na ko violé brutaliser ko. d'accord moom yëfam sa yëf noo ko jëlee baax na. baax na moo tax it am na lu ñuy wax dañuy koy faral di wax nii. moo tax li ciy judd mooy. doomu cat imaam a ngi nii. doomu kaw armoire sax am na. parce que dañ la koy joxe la fa nga koy toppee. fa sa yëf noo ko jëlee baax na. Youssou sa yëf. ana looy dox di violé. non dan la ko tere. c'est dan la ko tere. loolu moom jarul nga ciy violé. kon léegi dan la ko tere. waaw dan la ko tere. dan la ko tere. bu bañee nga neexal ko parce que da ngeen a jote ñun jigéen dong lañ. suñu xol bu tàngee boo ñu neexalee. xam nga ni tàngal sax boo ko jëndee neexal ñu. xam nga ni kay violé neexal na ba sonn dafa sës. soo neexalee neexal mu dañ koy soo jëlee neexalee neexal mu bañ. nga muñ ba beneen yoon. te xam ne tey du sa jour. waaw nga xam ne tey du sa jour. mais mu jombul de beneen yoon. mu jombul de mu jombul de. li nga waaye loo moom jarul xëccoo jarul violent. mu jombul de mu jombul. waaw sa yëfu bopp. ñuy wax kaawu viol bi bu demoon ba am si yow fi ñu lay laaj mooy bu ci doom demoon ba juddu si est-ce que nekk na doom bu lew comme diñ koy waxee xaw ma ba terme lañu utiliser. kay waaw man ne Ramatulaay sa troisième point daal bi jarul nga ciy xëccoo. ma ne Daba waaw xaadim troisième point bi dégg nga point bu doy waar la. xam nga borom bi dafa wax ne nisaaukum xarsun lakum faatu xarsakum anne shi'tum seen soxna yi seen tool lañ na ngeen dikkee seen tool ci jamono bu leen neexee. boo demee ci biir sharia bi nga xool ni aaya bi waxe waaye tool am na heure yoo xam ne doo fa dem am na heure yoo xam ne itam boo ñëwee ci tool bi doo bay am na nooy doxaleen am na nooy num tëddati. dëgg la. bon léegi ndaw si faama moom foofu juumati na xam nga lu tax ak lu mën a xew ak lu mën a xew ak loo mën a bëgg dégg nga ak sa jëkkër loo ko soññ ci mbir am maa jimmi nag jéem a ànd ak moom bu ko bañal bu ko bañ bu mu xam sa bëgg-bëgg may ma rek roqee xam naa doo d'accord ak man waaye man lu leer laa lay wax. Daba yonent bi alayhi salaatu salaam dafa wax ne képp ku sa jëkkër teg loxo nga teggi ko mu soxla la nga bañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne malaayika yi dañ lay fanaan a rëbb ba bët set. imaam nga baal ma doguma la sax. soxna Daba comme moom daf ne nga jëkkëram dafa waroon ko muñ ba beneen yoon jour bi muy dem di ànd xaritam yi di dem soirée Momo Dia bi mu wooyee jëkkëram jotu ko est-ce que waru woon muñ moom it. voilà mu nga voilà ñoom mais Rama yi itam nag del gaaw wax nag del gaaw wax del dugg ci programme bi xoolal yow da nga wax loo xam ne yow xam nga jigéen nga moo tax dégg nga li Xaadim wax ne góor dana toll foo xam ne fii mën na la sax rek parce que xamoo fu mu toll dégg nga te ba noppi dégg nga man ànd naa yow foofu yow kii Youssou parce que Youssou nee na alalam la wax na dëgg alalam la te nag dafa am loo laaj nga ne ndax bu ca amee doom ci forcé googu bañ a lew ci biir toolam la nisaaukum xarsun lakum takk nañ ko ci yoon léegi ndaw si su bëggee bañ su bañee waa ji am na droit forcé ko su ko forcé ba sëy ko yi tamit bu ci doom juddoo it dégg nga lew na waaye nag leneen mën na ca feeñ ca biir mooy lan mooy ndaw si mën na tardeel njabootam waaw ndax mag ñi ñu ngi koy wax naan dégg nga boo ko yombalale dégg nga bu ca doom sosoo yow kii Rama xam nga li ngay ragal mooy li mag ñi wax rek mooy bu ca doom sosoo mën na nekk doom joo xam ne ji day lëjalaate. li ma bëgg terme bi ma bëggoon wax sax daf ma réer. pas bu doom bi bu mu lew mais est-ce que dina nekk doom bu baax kenn. moom laa lay wax nag mooy foofu mooy wax bi léegi su fekkee waa ji daf ko forcer gisoo ni ñuy wax ci wundu yi wundu xam nga wundu muus bu soxlaa soxnaam daanaka ñi ci seng yi ñëpp ay yeewu
këlëng ba jaajaay waa jaaj ñu xeex nu mu tuddati moo tax fi mu nekk nii moo tax fi mu ne nii doomu wund ku ko gis rek jël sànni ku ko gis rek jël sànni waaw ku ko gis rek jël sànni ndax baay bi avant muy jot ci yaay ji daanikat sëñ bi yuux yeeg coow lu seng yi ñu tëb di dal ñëpp yeewu ñun waay su bokkun waay muus yi waay yaa ngi gis te fekk boobu góor gi loolu la soxla woon ndaw si na ko du ci daal dégg nga su ko defee nag kon loolu mooy tax njaboot yi di xaw a melokaan bi loolu moom ci yaay yi la jigéen day nangu gis nga sa borom kër ak loo te nag dafa am loo xam ne dafa rafetul yëkki ba digg guddi nga ne ko sama jasneer bi nga doon wax te nga xam ne léegi moom nga di ko santaas loolu baaxul loolu rafetul imam loolu rafet dégg sax ne leen sax sa borom kër bu agsee guddi bu fekkee facture fa wala gaz bi jeex na wala num teetu bu ko wax guddi da nga yàqu guddeem te sax xaadim am na ñoo xam ne sax yooyu boo leen ko waxee sax seeni bal day far kii am na yoo xam ne boo leen ko defee dañuy far tayal dañuy far num teetu waaw mooy comme li nga wax nii ne que toolam la moo ko moom. waaw donc ça veut dire que borom jëkkër war na violer jabaram. même su bañee. war na ko violer. kon yow su ma comprendre loolu nga expliqué ne que jabar même su bañee jëkkër war na ko violer. waaw déet xam nga su bañee. xam nga ci charia. amuloo droit dóor sa jabar pour lu tax fóotaloo ko. amuloo droit dóor sa jabar lu tax toggoo. waaye boo bëggee sëy mu bañ mën nga koo duma. waaw kooku mu yoon nangu na ko waaye bala nga ko duma nag waxtaanal ak moom. wax ko ne ko attention lii kat yàlla bëgg ko. waxtaanal ak moom na soo ci amee njabootkat bu wutul du baax. te booy sëy dégg nga njaboot gu barkeel nga bëgg. waxal ak moom tong ko dégg nga ci façon yu bari daal waar ko dégg nga ba noppi nag door ko duma. door ko duma xam nga ànd bu moom dootu neex. xam nga combat su amee ci biir num tuddati bi ci kii ba kenn ka di jooy. dégg nga su ko defee xanaa dégg nga faj aajoo fa des rek. waaye moom dégg nañ ko bëggee woon amewul. mais imam dogguma la mais est-ce que xam nga am na femme yoo xam ne loolu mooy seen bis nga di leen duma pare doogu seeg ñoom. non du faama da koo métti parce que viol la ko jàppee. waaw foofu la ñuy jaaree def tour de table Youssou nga wax ñu sa dernier mot si cas bi nga gis violence conjugale te sa jabar di ko métital di ko dóor problème lu mu mënti am indi woo waxtaan mais yow chaque fois violence ngay indi dóor ko jëm ko gaañ lan nga ciy xalaat lan nga ciy sensibiliser couple yi. ok li ma ciy xalaat mooy ak li ko jox mooy gënul dóor bi waaye xeetu ay baal yi moom du loo xamante ni mën na nekk surtout tàggoo te bàyyiwuñ ko moo tax jaroon na fekk ba ci moom moo jéem a diri ko génn ci biti d'accord waaw. d'accord soxna Daba jox ñu sa dernier mot sax. dóor yi ci boppam laa d'accord jigéen daal kenn du ko dóor kenn du ko toroxal jigéen da ngay waxtaan ak moom te nit da ngay am sutura sa jabar la soo duggee si biir néeg bi loo leen war a régler ngeen régler ko waaye du ci mbedd mi ngeen koy régler dóor yi moom d'accorduma ko. sëñ Khadim. man daal li ma xalaat mooy kenn du fi nekk di dóore comme dof dóore boo gis dóore rek am na lu ko waral jigéen ñi nañu yaru respecté seen borom kër yi bu leen dóore rek parce que ñoo def kon nañu bàyyi def bi. waaye nañu ko conseil ci digg mbedd mi laa d'accord. waaw soxna Daba moom du musa nangu. waaw Mbagnick sa dernier mot. waaw sama dernier mot nag mooy analyse bi ma am ci waa ji mooy moom il règle tous ses problèmes par la violence. bon ci point bi nga mujjee wax tamit foofu parce que jigéen toujours da ngeen naxante ak moom il pouvait même bouleverser la tendance maanaam ku jigéen ki mere na ko am na lu mu ko jàppal ba soxla na ko ku jigéen ki jël loolu comme arme naxante ak moom mais soo naxante ak moom yow tamit mën nga am li nga bëgg. parce que mën naa la jox benn exemple rek mënoon nañu ñëw xool ku jigéen ki xam ni kii nan na ko xañ boppam war na wut ku góor ki wut ay pexe mën na ñëw neexal ko jigéen ñi nag kaay ma wax la. ñoom ñëpp dañoo feebar te ñun am nañ seen i garab seen i piqûre 10 000 francs bokk na ci piqûre yi ak 50 000 francs yenn saa yi soo ko nee dut 10 000 su dee anesthésie wul nga dut 20 000 mën na am sax yenn saa yi geste bu ndaw nga ñëw jël benn verre indi wut glaçon jël ci Amazon bu neex bi
sottil ko ci jox ko ne ko allo chérie mu gis sa galanterie mën na bouleverser tendance bi. ndax boo bëggee sa guddi neex da nga koy régler ci jour ci journée bi effectivement. mais boo bëggee bàyyi ba guddi nga bëgg ko régler loolu du neex du régler wu day metti torop. Imam ñu jox la dernier mot bi pour tëj émission bi. waaw li ma leen di dénk rek mooy Fama moom mi ngi dund bu metti wax dëgg yàlla waaye nag na muñ te ñi nga xam ni ñi ngi gis problème mu Fama yi nan ci xool bu baax. Imam nga baal ma ci muñ boobu ngay wax sax li taxoon Fama soxla woon conseil dafa dem ba ni day porter plainte jëkkëram ba ñu ne ko dañ koy jox convocation mu dem nag ba xam ni convocation bi bu ñëwee dootul mënati taxaw ndax moom bu baalee sax yoon dina def wàllam moo tax muy doon autre solution nga waxtaan ak moom ci loolu rek. waaw kay nag Fama def na lu rafet gannaaw yàlla dogal na ko ba mu indi kàddu gi fii ci waxtaan liñ koy laabiire daal dégg nga mooy bu mu dem ci yoon na muñ te nag Rama képp ku ànd ak sa borom kër benn at ñaari at ñett war nga koo xam te gis nga góor ñi daba yaa ngi may dégg gis nga góor ñi ñoo gën a yomb na xaleel waaw jigéen bu sa kër lëj yaa ko tey mën nga koo lijjanti ma xamal la loolu gis nga góor ñi ñoo xale yu ndaw yi ñoo yem jigéen ñi xam nañ fi ñu leen di jaar bu ñu amee ci ñoom soxla kon Fama xam nga sa waay yow xam nga xadaram gis nga yim lay def yépp xam nga lu ma la jëlal beneen façon man maa la ñaanlu jëlal beneen façon te nga muñ te góorgóorlu te seet feneen fi nga koy jaar incha allah li nga bëgg da nga ko am bu soobee yàlla. waaw nga nax leen ndax na def noonu rek ngay jaar toujours na def noonu rek incha allah ci kàttanu borom beeg baax waaw. boo fekkee ko agressif munoo koo nax ba mu dellu doon bébé waaye yàlla baax na incha allah. waa ji sax li mu am na laa gis. amu jabaram ku mel ni moom la waroon am. waaw ku metti agressif. non ko xamante ne am na ñoo xamante ne soo dóoree ñu dóor. daba moom day sànni xeer rek. déedéet dafa waroon am ko agressif comme moom. bu ko defee seen sëy dina mun a neex. ñu ngi leen di remercier di leen jaajëfal suñu mbokk internet yi ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen émission waxtaan émission bi nag comme toujours ñu ngi ciy ànd ak suñu partenaire bi di EMG Universal Auto mi nekk ci suufu pont wu Hann bi di defar oto yu yànj yooyu macha allah ñu koy gërëm di leen jaajëfal di leen wax ba beneen yoon ci seen émission waxtaan sur dakarinfo.net. ñaari Abdoulaye daan way tey jii ma ñetteel leen Abdoulaye